auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin mbokk yi Dakar People ak taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu fas yéene ñëw waxtaan ak moom li jëm ci wàllu xam-xam wàllu jafe-jafe yi moo waral tey ngeen seen image am fii gis mooy image yi ngeen di seen loolu bokk na ci loo xamante ni si moom lay ëpp lu muy jëfandikoo Assane tey ñu fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu actualité bi njëkk moom mooy fan yi dañoo gis ay dee yu gaaw yoo xam ne dafa jaaxal waa àdduna jaaxal waa réew mi bi ci njëkk moom mooy li xew Grand Yoff Koungheul boo xam ne dañ ko rey kenn xamul ku ko jam paaka ba léegi xamuñu lan la ci réewum Sénégal bi ñu nekk alors bi ci topp moom mooy gis nga li ñu naan tuddee cat li ñu naan ay du yom ci bopp bàmmeel ci bopp borom cat dina jiitu nit ba ci biir bàmmeelam moo jur tey ñaari nit yoo xam ni couple yoo xam ni jàng nañu ba pare alors tey yàlla rek mooy dogal nag waaye cat it am na lu yàlla def am na loo xamante ni si dafa am fii ci réew mi donc moom mooy di dem di tukki di seeti seeni mbokk def accident ci lu ñuy wax dee alors loolee taalibe Cheikh na Cheikh Saad ban jàngat nga ci am en tant que koo xamante ne si tey day yëngu lu jëm ci wàllu xam-xam moo waral ñu ne cat li ci beneen bi ci des nag ci résumé rek ci gàttal mooy ci dee yu gaaw yi ci jamono juñ toll nii moom daraan faral di digle sarax li ci njëkk moom mooy loolee bokk na ci loo war a leeral pour sénégalais yi xam léeg-léeg it nit ki dafa war di bàyyi xel boppam beneen bi ci topp mooy image yi ngeen di seen ci wàllu xam-xam loolu la ko ñi xamee mooy ñaan yàlla seet ak faj ci résumé ci gàttal ci kàllaama nasaraan 2 minutes rek ñi nga xam ne dañ koy faral di seetaan bëri na ci ñoo xam ni moo xam Afrique moo xam bitim réew dégguñu olof mais dégg nañu tubaab te buy soxna si di wax dañuy bëgg xam li muy wax. Merci beaucoup monsieur Niang. Justement, nous allons revenir encore une fois de plus en face de Talibé Cheikh na Cheikh Saad Bou Hayaratu qui va revenir sur l'actualité nationale et internationale, mais aussi sur les difficultés que rencontrent les Sénégalais. De prime abord, elle va revenir sur un peu cette augmentation du taux, cette hausse du taux de criminalité au niveau du Sénégal, puisqu'il y a une mort récente d'une Congolaise tuée par un Sénégalais qui a été libéré de la prison, mais aussi la mort récente d'un couple de médecins qui avait un bel avenir. Malheureusement, cet avenir-là a été rompu. Et enfin, elle va revenir sur les capacités qu'elle a à soigner plusieurs types de pathologies, telles que les problèmes liés aux maux de tête, les problèmes liés à la procréation, mais aussi les problèmes liés aux différents problèmes de rap, de djinn, et j'en passe. Talibé Cheikh na Cheikh Saad Bou, comme à son habitude, va revenir sur l'ensemble des problèmes que rencontrent les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora et les règles sur le coup. Je vous remercie. léegi ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan d'abord fii ci Dakar People avant ñu ñëw ci question. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu waa àdduna wëngal këpp di nuyu waa biir réew meeg bitim réew di jiital ci nuyoo bi sama yaay Fall naan ko Fall yàlla na yàlla guddal sa fan wéral sa cër yaag bépp yaay di nuyu sama wasila muy Cheikh na Cheikh Aya di ko ziar naan ko Aïdara Chérif yàlla na yàlla guddal sa fan di ñaanal sama papa Tine yàlla na ko yàlla yërëm te yéexa ñu démb la woon anniversaire am ma koy ñaanal Tine mokkum fa fekk ko fekk yépp yàlla na suuf ayof ci kaw seen kaw ngeen dem ci àjjana yi gën a kawe di nuyu tamit ñi ma bokkal tarixa ku ci mel ni Ndeye Marème Fafana mi nga xam ne moo ma jiitu te siisuma di nuyu doomu Cheikh Abdou Aziz ma koy nuyu di ko ziar ñu koy wax bëdd umul vatli maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu Dramé di ko ziar di nuyu ñëpp sama mbokki taalibe yëpp maa ngi leen di nuyu képp ku bokk ci Ahlu Bayti Rasul maa ngi lay nuyu waaw. am na sa micro tuuti parce que boo teewee son bi du leer fii alors mun ngeen ko xaar numéro yooyu ngeen di seen muy affiché ci émission bi moom mooy affiché Sen TV émission wane ma vendredi foofu lay daw xam ngeen heure bi muy jàll incha allahu rabbi donc bu ngeen seenee émission wane ma générique bi jàll rek xam leen ni taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou ma ngi fay waxtaanee lu jëm ci wàllu xam-xam ak ci lu jëm ci wàllu faj même numéro yi ngeen gis ci internet bi moom mooy affiché foofu alors ajjuma incha allahu rabbi lundi incha allah kon donc nee na lundi incha allah bu neexee yàlla ñu ngi ñaanal tamit waajuram boobu nga xam ne démbaloon anniversaire am yàlla na xippee ji àjjana yàlla wane la ko yonent yàlla Muhammad jamono juñ toll nii léegi dañu gis ni dee yi gaaw yi fan yi lan nga ci wax. waaw xanaa di ci am njàqare rek ku matalul nag doo dem waaye am na yoo xamante ni dafay xaw a teey xel ndax comme li ma la wax keroog rek laajoon nga ma ko ni ma taalibi Cheikh na lan la cat mën a def ci nit man la cat dina topp nit ba ci bàmmeel moo tax à chaque fois man sama doom yi dama leen di tere poster internet poster ay TikTok ak ay Facebook ak ay yu kenn xamul
ñun ñi nga xam ne ñun la ko yàlla nattoo sax nga xam ne àdduna wërngal këpp dañuy gis dañuy tiit ci suñu bopp ndax am na bët yoo xam ne lu mu gis mu yàqu am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu am na xel yoo xam ne lu ñu xalaat mu yàqu yàlla nañu yàlla musal ci cat musal ci mboolem doomu aadama jullit ak ku dul jullit nañ leen moytu bu baax dee yi gaaw gis nga bu njëkk ba man damay rappelé bu ma nekkee xale soo déggee dee koñ boobu danga koy daw dootoo fa jaarati boo fa jaaree bu la nekkaay jaar nga ne fi dafa am ko fi dee mais léegi dee yi comme ndox ku matalul nag doo dem waaye war nañoo seetaat suñu bopp defaraat suñu taxawaay delloo suñu xel ci yàlla di daw yu bari. ok léegi gars yi moo jur ba tey tamit déggaan nga sax beneen couple boo xam ni fële ca Louga ku ray corom iri ko ba mu nekk ko rek nga jam ko paaka mu sedd guy bu ñu waxee ñu ne ci benn côté bi daan nañ dégg nga ne ñu sax yenn yi tayef la mosoon nga ci wax daawaati jéeg ci ñi nga xam ne dañuy jàpp seen jabar yi di rey yenn yi tamit wàllu seytaane rab dina xabtal nit ba mu def lu mu war a def. xam nga léegi moom comme ni ma ko waxee woon seytaane yi dañu bëri rab yi dañu bëri jinne yi dañu bëri parce que ndakaaru léegi lépp lañu wàqi dëkkuwaay yépp nangu nañ ko te fu ci nekk dafa am boroom su ko defee dañuy daw di dugg ci nit ñi di làqatu ci nit ñi bu ko defee loolu mooy indi foo gis ku baax gis nga fa ku bon am na rab bu bon boo gis ku baax gis nga fa ku bon dañuy dugg ci nit ki fekk ku bon ñoo koy xabtal muy def lu bon waaye am na yoo ci xam ne bànneexu bakkan la de ndaxte am naa yaakaar ne suñu réew mi buñ fi tegoon luwaa ku rey ñu rey la kenn dootu rayati de ndaxte rey gi dafa bari xoolal xale bu jigéen bii buntu këram taxi beeg buntu këram 0 mètre ñu jam ko paaka mu xottu bu teel mu dee ci xale bu macha allah xale boo xam ne ku yàlla mayoon avenir ku ay way juróom yaakaaroon mu jóge réewam ñëw fii sàkku si xam-xam ak njëriñ ñu faagaagal ko noonu am na yoo xamante ni maa ngi ñaan di dellu ñaan ñi nga xam ni ñooy suñu njiitum réew ñoo yor suñu kaaraange nañ ci jóg yokk sécurité bi te teg ay daan yoo xamante ni ku def lu bon ñu def la ko bu doon ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo kon nag ni sii jeex na fi yàgg na mais Sénégal réew moo xam ni amul tëjukaay amul tijjukaay ku neex ñëw éducation de base aussi lu ci am solo la ñun yaay yi nañ sampaat suñuy tànk ñu xool suñu njaboot di leen saytu di leen jubbanti di nemme gis nga ba yaay gëjee wax doom ba sa papa ñëw ci la doom commencé def lu ko neex bu njëkk ba xale buñ la nee ba sa papa ñëw commencé ngaa sarxu yaay bu ma boole léegi xale boo ne ko ba sa papa ñëw mu ne mère bi dafa bëri wax def lu ko neex dëkk bi amatul kilifa lu neex waay def moo waral lii comme nag kilifa amul ci biir kër yi te kilifa am ci réew mi. d'accord bu njëkk da nga daan yàgg di ñaan yàlla suñu borom mais daa woon nangu génn feeñ ci télévision yu mag yi léegi nag télévision yu mag yi ñu ngi xel léegi di bëgg a découvrir taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou nga ni nag jot na ma wane tuuti lu waral loolu ci jamono juñ toll nii lu waral loolu. waaw xam nga lu waral loolu mooy man taalibe Cheikh na dama nekk nit koo xamante ni missionnaire laa dafa am mission bu ma yàlla sas ma ciy def jaam ñi du ma ni mën naa du ma ni xam naa maa gën a xeeblu mënuma dara xamuma dara yàlla laay ñaan waaye nag nit di nga toll foo xamante ni jamono ci boppam ñoo lay soxla du yow yaay soxla jamono parce que soxla yi bari na feebar yi bari na gàllankoor yi bari na ba moo tax say niti bopp ñi la xam sax ñoom ñoo lay demander ni la nga gën a ut visibilité pour nit ñi gën la xam pour bénéficier wu ci li la yàlla may waaw xam nga comme li may wax chaque jour loo gis baax am na bon loo gis bon am na baax waaw am na loo xamante ni kenn mënu koo wax ndaxte doomu aadama loo bëgg ñu teg ko sa der bu ko teg ci deru jàmbur waaye daal xam naa ni man taalibe Cheikh na incha allahu rabbi lépp lu ma toog ci télé wala site internet wan leen ko su ngeen ñëwee ci man di ngeen ko gis ci kàttanu yàlla. d'accord ok léegi dafa am beneen point bu ñu bëgg ñu waxtaanee ko rek parce que léeg-léeg ñu bari sax bu ñu koy faral di seetaan surtout Dakar People dañuy faral di dégg rek boo cliquer da ngay xam ni kii ci wàllu xam-xam lay waxtaanee bi ci njëkk moom mooy am na ñu gëm ni xam-xam am na wala amul moo jur tey wàllu dëddale wax nañ ko léegi c'est-à-dire dëddale dafa doon mbir mu yéema moo xam ni est-ce que c'est vrai parce que di nga gis couple boo xam ni sëy nañu 35 ans comme wax nga ko nekk ci jàmm ñi ngi dëkk ci kër la wàccu ko mu dem de mais mënatuñoo nekk ci jàmm rayante guddi rayante bëccëg. waaw mais loolu dëddale da koy def dëddale dafa bëri façon nit dina nekk ak borom këram wala doomam wala yaayam wala leneen ci kër gi ñu dëddale leen duñu am jàmm ku ci ŋaang sa morom mel dañ la taalal safara sa xol rayante bi mel ni tulleeg ma la loolu moo war a ngay gis famille yu bëri di rayante ñu naan la fekk dëddale dañ leen a dëddale léegi nag bu ko defee yéen da ngeen di jóg nga ñaan bu leen ni dañu réew xam nga di nga gis famille ñuy xuloo ko xeex ñu naan ñi dañoo réew
dañoo bëri histoire déedéet nañu xool lan la ndax jamono léegi ji ku bëreewul ñu bëri daanu sa kaw dañuy dëddale da ngay gis couple bu yàgg dem jur ay doom ba am ay sët ñu dëddale leen ñu nekk ci kër gi di rayante wala sax ñu naawtal ku góor ki mu dem wala yow tey nga dugg ci kër takk fa soxna say mbokk ni ki mu takk neexuma naawtal la nga woon sa jabar ginnaaw dem mbaa ñu dëddale la ak sa jabar boo ñëwee sa jabar boo liggéey da lay namm de di la woo mais boo ne salaamaaleykum jàmm jeex loolu yëpp dëddale la dafa am dëddale dafa am mais am nga ay pexe yoo xam ne moo koy dindi quoi. incha allahu rabbi su fekkee am na ñu contacter ma xool ba xam ne dëddale la ci kattanu yàlla dama koy dindi incha allah te bu ma ko dindee dinaa leen jox loo xam ne da ngeen ko def si cin li ñëpp lekk kam ak day jiitu ko ca topp ci kattanu yàlla. waaw mais ginnaaw loolu boo dindee dëddale bi tey maanaam est-ce que wax nga ko léegi am nga beneen point boo xam ne soo ko defee nit ko parce que léegi nga gis dëddale nit dindi ko ba mu yàgg après ñu toog ab diir ñu mel ni war xaj ak muus. Mohamed noonu du sonn te olof nee na bañu démb buñ nangoo tey seeni pexe jubut noonu du sonn waaye bu boobaa yow yaay wut sa kaaraange xam nga liñ naan ñagub tool xam nga tool boo ko ñagee bay yi duñ ko ruur nag yi duñ ko ruur boo dindee dëddale ba da nga ñag sa tool bu soobee yàlla te ku ca dal boppamay toj waaye du am la mu bëgg kese. ci beneen ku wax dëddale wax nopp mu doon ay points yoo xam ni lu jafe la dañu gis ni sëriñ su bëri dañ ciy échec waxuma yow mais sëriñ su bëri dañ ciy échec maanaam boole nit ak nit benn jour mës nañu waxtaan ci benn kaawu njàppantaan nga ne ma yor naa lu gën a wóor loolu. maanaam la parce que mbir la moo xam ni ñu ko ñeme maanaam ñu ko mën bariwul nopp boole nit ak nit wala damaa bëgg a jot ci ndaw si nga gis ko ciy topp ay at mu ne la war naa 15 sëriñ yoo xam ne lu ñu ma defal gisuma dara. njàppantaan gi dama ko wone rek mais yor naa lu gën a pire njàppantaan barke Cheikh na Cheikh Saad bu te gën a gaaw gis nga noob dafa am xam nga sa secret yëpp du ci télé nga koy wax waaye ku bëgg nga noobal ko mu gis ko daar day ñëw ci toogaay laa la koy defal nga dem gis résultat barke Cheikh na Cheikh Saad ci noob bi ci toogaay laa la koy defal nga dem boo ñëwee gis résultat te du doon njàppantaan ñëwal boo nekkee bitim réew yónneel soo mënul yónnee yow man damay def li may def yónnee la ko nga def ko. li indi loolu maanaam muy mel ni secret la parce que maanaam da ngay wane que ni noob dafa am secret moo waral nga gis ni du téeméeri sëriñ mënut a gis dara. noob dafa bëri te bokkul. gis nga booy noob nit nag na nga def jubale ba pare ndax mën nga noob nit ci sa bopp du la mën a bàyyi te du ngeen juboo. soo nee noobal ma kii mu bëgg ma dina la topp ne xaj mais du ngeen juboo. te li nga bëgg ci moom doo ko am. waaw dëgg la da ngay jubale sa bopp ak nit ki bu ngeen juboo boo defee jubale ba pare incha allah rabi nga def noob gi nga xam ne kenn du dugg seen diggante muy yaay ak doom jëkkër ak jabar nit ak patron ak lépp loo xam ne juboo war na fa am nee naa la fi keroog taalibe Cheikh na du dox ci lu bon man ci lu baax rek lay dox kenn gënumaa mën dëddale mais duma ko def man duma yàq ndax man fi ma bokk man muy ëttu Cheikh na Cheikh Saad bu abi dañ ñoo digal ni ku la wóolu bul ko war koo tane nanga ko dimbali ku la yaakaar bu ko tas ba moo tax man duma yàq ba moo tax fi ngay gis nii barke Seydina Mohamed ñëpp laa rafetlu li ñuy def dingatuma kenn xarabuma kenn ndax kenn mënul jël wërsëgu taalibe Cheikh na mënta jël wërsëgu kenn ku ci nekk li ngay am ci kaw suuf yàlla bind na ko dafa fekk ni jamono dafa toll fi nga xamante ni suñu boroom nit ñi gëm nañ ni am na mais wóoluwuñ ko moo tax mu di leen seetaan ñuy def lu bon waaye yomal xiyaam kenn du ci rëcc nañ leen delloo xel yi ci yàlla ñu jub wala ñuy jéem a jub tey jubal di defaree waaw. léegi loolu nag mu wax moo indi question bi tey nañ leen delloo xel yi ci yàlla maanaam dafa am point yu ñu daan dégg ñu ne diw de moo noob jëkkëram ba jëkkëram lekk na lii dee na est-ce que noob boobu ngay wax wala parce que noob ñu bëri bu ñu ko dégg dañuy jàpp ni loo war a def ci lekk la rek parce que dañ ne loolee su fanaanee bu ko jëkkëram lekkee day dee de te xale yi ñu ngi dugg ci noob te xamuñu ko est-ce que façon boobu la. am na noob yoo xam ni su fanaanee ku ko lekk de waaye taalibu Cheikh na defal boobu man sama noob bi maa ngi koy defaree ci njàppantaan maa ngi noobee ci ndoxu zëm-zëm maa ngi noobee ci doomu lingo ak sama secret. loo xam ni moom nit kee koy utiliser. loo xam ne nit kee koy utiliser zëm-zëm ñëpp a ko bëgg naan ndax day faj. njàppantaan cosaan la ay dégg la ci àll bi la ne li ngoom ku ne xam nga ko ci la taalibu Cheikh na di defee ay noobam dama am ñetti façon noob yu bokkul waaye nag benn amu ci effet secondaire benn du ci faat benn du ci metti biir. mais am na loolu nga wax noonu am na.
waaw am na nopp yoo xam ne poison la su fanaanee boo ko joxee sa borom kër bu ko lekkee biir bi day métti ba mu génn àdduna am na ci nopp yoo xam ne sax bu ko lekkee wallahi butit yi mooy dagg toxique lay doon ci biir bi ba mu génn àdduna wallahi lazim man li may wax ni dama koo gis. loolu moom du ma ci sori parce que man mi koy jël am na lu may rappelé loo xam ne ci suñ benn nit bu jege pour dëggal li muy wax yàlla rek a xam nag mais mi ngi tëdd fii Yoff te ku waxal rek xam nga li ko rey lan la donc moo tax chaque fois nit ki xam-xam ki koy wax soo ko déggee rek di nga xam ne kii li muy wax nii lambatuwul parce que ñaari point lay waxtaanee bu njëkk moom mooy lii dama koy def lii duma ko def kon kooku yaakaar naa soo ko ñemee nee naa la këram boo fi duggee doo fekk fii ay garde corps rek yu kenn xamul moom ak njabootam ngay fekk ñu toog ci salle bi nga war a xam ni kii li muy def boo duggee ci saalam ñaari nit nga fay fekk yàlla yonent bi Cheikh Saad Bou dafa bëgg Serigne Babacar Sy nag moo tax boo duggee yaa ngay seen photo Serigne Babacar Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ndeysaan góor bëgg Serigne Babacar Sy daal ma Cheikh Saad Bou mais maanaam dama bëgg léegi quelques points rek xam nga ñu bëri xam nañ taalibe Cheikh na waxuma waxi seet man tey du ma ko wax mais ñu bëri xam nañ ne taalibe Cheikh na day faj feebar yu gën a dangereux fii nit ñi di ko tudd lim ci mën nag danaan la mënuma ko waa léegi feebar yooyu ngay faj est-ce que newul tey moo jur tey yow ci sa wàllu famille waajur nga dugg ci àll bi maanaam garab bu ci nekk nga ni ñi ñaa ngi koy romb te garab bu ci nekk am na lu muy faj. moom it nag fan yi sax dama bëgg ñu dugg ci àll bi nag fan yi dama bëgg ñu dugg ci àll bi dugg ci forêt bi may jàpp garab yi benn naan la bii lii lay faj te dara du ko dindi ci kattanu yàlla parce que garab soo ko xamul doo ko liggéey boo ko xamul doo ko liggéey man avant maa dugg ci faj dama am sama benn càmmiñ bu ma dëkkandooloon Kër Massar soxnaam am ndoxu siti mu dem jël ay njaq yoo xam ne nit ku siiw moo koy joxe soxna si naan ko nga bi ko soxna si naane bopp bi dafa def ay pax def ay bënnët yaa ngi dégg kanamam gi awraam fi muy sëyee mel ni yaa ko palaatare mu néew yi soxna soosu feebar boobu moo ko jàpp ba mu génn àdduna boobu duggaguma ci faj li ma lay wax nii yàgg na ëpp na 5 ans ëpp na 10 ans ëpp na ko li ma lay wax ne ëpp na 10 ans boobu duggaguma faj te man sama faj bi léegi ma def ci 12 ans moo tax soo xamul reen bu ko joxe soo xamul sunguf bu ko joxe gàncax dañ koy xam ba moo tax liggéey ka ko mën soo mënul bàyyi waaye nag am naa yaakaar ni xanaa ndax kenn du toog ni mën naa te mënul waaye daal préféré naa sunguf ak reen soo koy joxe nga xam li nga koy jox ak la muy faj su boobaa ndam rek nga ciy am. parce que nit dina am feebar ñëw nga jox ko loo xam ne mbir mi da koy yokk sax far benn yoon. waaw xanaa xamoo garabu olof dañ koy allergie comme ni ñuy allergie garabu tubaab man am naa sama taalibe bu nekk France doomam di tuur ndox mag mu woo ma yónnee ko ay garab mu defar garab jox ko xale bi allergie ko bët yi di xeseen xale bi di wokk di yaram bi def di gàmb te benn yoon la ko naan mu woo ma wax ma ko ma ne ko tegal noo ko defee mu ne ma nangam ak nangam ma ne ko teg ko def ko nii dimbali ko mu gën a oyof defal ni mu def doomam naan ma nga ne tey yàlla def na jàmb te garabu sawlal laa ko yónnee woon. moo waral li maanaam foofu fi ngay jàngale mooy ku xamul. waaw te pourtant yaayam dama ko wax mais nam ko defee dafa gën a fort na ma ko wax. waaw ba ma waxee ba ma ko ne déglul mu déglu ma ne ko defal ni def ni mu def yàlla may nañu ndam nit da ngay dugg ci loo mën loo mënul bàyyil xaalis bi neex na trop mais man attanuma bakkanu doomu aadama. maanaam foofu ak njàngale rek mooy ci gàttal mooy wàllum faj ba léegi dafa wax ci cadre bi lu ko tënk yëpp mooy faj boo xamul bàyyil te loolu nag moo fi bëri moo waral nga gis ku dem ci téeméeri sëriñ du gis dara day sonn rek parce que sirop dafa am yoon. wax nga léegi tamit ci wàllu faj ba tey maanaam léegi nag dañuy dugg ci yi nga xam ni mën nga ko nga ne ma yii am naa yàqin ne ku ma fekk Dakar cité Aliou Sow ma jox la samay garab dama koy faj bi njëkk moom mooy diabète tension cancer ak li ñuy tuddee sida feebar bu bon bi laal naa fu garaaw dama ni non dama bëgg mu leer lu feebar bu bon bi jugee ci wàllu sëy cancer diabète ndoxum siti ak tension yii nii ban nga yaakaar ni yow ci yàqin ku la xam-xam ni loo wax di nga ko def ci yoo xam ne bu ñëwee da nga ko faj. Mohamed diabète dama koy faj ba mu set ci kàttanu yàlla da ngay dem nga def sa test xool sa taux de sucre
ni ma lii la ma jox la samay garab nga boole say garab tubaab da ngay dem ba zéro ci kattanu yàlla. waaw parce que nit ki boo ko xoolul doo ko faj te jabet seet mënu koo génne. nangami suukar a nekk sa yaram seet du ko génne da ngay dem hôpital lu nekk ak li mu mëne nga xool sa suukar ñaata garaam la ci sa yaram nga ñëw ni ma taaliba Cheikh na mi ngi nii ma jox la samay garab ngay naan di contrôle sa contrôle day dem ba zéro muy jabet. ndoxum siti dama koy faj waaw kay dama koy faj ndoxum siti dama koy faj ndoxum siti li muy indi néew kattan bariwul jabet mooy indi néew kattan lu gën a bari parce que soo dee góor nga yor jabet da ngay tuur ndox lu bari sa awra day dellu bu sa awra delloo dootul am kattan ga mu amoon day dem di wàññi sa ngóora ci sa biir néeg ba dootoo ci mën dara soo teelu la faju rek nag da ngay yàqu waaw ndoxum siti mën na jàpp sa bët mën na jàpp sa awra wi di ko xesen yàq ka say poqataan furu xefi say tànk say loxo di ruux say tànk di ko metti jàpp sa ndigg li ndoxum siti day def loolu incha allahu rabbi dama koy faj ci kàttanu yàlla boobu mënuma koo faj mënumaa faj sida mënumaa faj cancer boo ko faj déedéet AVC dama koy faj ci naka dama lay maase dama am sama karité miracle boo xam ne maa koy defar man ak sama ay xob moom laa lay dampé bu fekkee bu ñu la dompatee boo amee AVC danga koy yëg ñëw ci taalibe Cheikh la d'accord bu dee sa yaram dafa dee nag yëgoo ci dara mënuma ci dara mais su dee am nga chance su ni loxo bi dafa bañ mais bu ñu la dompatee danga koy yëg ñëwal. ok d'accord léegi dañuy ñëw ci beneen point. dégg maanaam soog a ñëw ci am na cas yu am solo yoo xam ne foofu la ñuy tëjee émission bi mais dañuy ñëw ci maanaam ba léegi ci wàllu paj mi parce que paj mi soo gisee ma ciy waxtaan ak moom tey ñi ci dugg ñoo bari te xamuñu ci dara dégg nga ñu ne damay faj sangam te ña fay dem wax na dëgg ñu siiw ñoo xam ni ñu ngi toog ci télé yi naan dañuy faj te ñi ñaa ngi fay dem di gën a am problème ñi ñaa ngi fay rang di fa dem di gën a am problème ñiy faj dëgg-dëgg wallahi kenn du leen rang amaana sax fa nga toog ngay toog moom mii mu yëkkati ay garabam jox la fa nga toog nga gis résultat moo waral tey wax nga ni yenn cas yu bari yoo xam ne jarul ngay ñëw parce que am na ñoo xam ne ñi ngi seetaan télévision set bu amee métti bopp ca bitim réew wala ndigg luy métti wala tànk yoo xam ne dafa yàgg lool muy métti ban pexe nga ci am. bu dee méttitu bopp la moom toogal fi nga toog rek nga woo ma téléphone ma moccal la ko à distance ci kàttanu yàlla waaw nga téye ma mocc ko ba nga ni sedd na incha allahu rabi ndegam neex na yàlla bu dee ndigg luy métti wala tànk yu métti moom su ma xoolee ba xam ne méttit la méttit naturel dafa am méttit def dafa am bu dee méttit la man dinaa la yónnee ay garab ci kàttanu yàlla foo mënti nekk bu fekkee def la incha allah rabbi boo ko mënee dindi naa ne nii la ñuy def ak nii ak nii mu dindil la ko. d'accord ok incha allah. jërëjëf léegi foofu la ñuy taxaw ci point faj yi am na nag yeneen feebar yu garaaw yoo xam ne tudduñu ko xajul ci émission bi da koy faj loolu moom ku ko soxla rek numéro yaa ngi affiché noonu woo leen ko incha allah léegi dañuy ñëw ci li nga xam ne nag moom mooy nit koo xam ne foofu laay maanaam foofu damay généraliser ci question bi koo xam ni toog na ñaari at yoo xam ne wala ñetti at yoo xam ne dafa yàgg àll mënatul am dara même boo amee kayit it mënta am place bu baax da ngay gis ku tëju ci appartement pendant 6 mois wala at yoo xam ne barki rasulullah 1000 euros bu bokk bu mënu ko am. day am dafay wala soit ñu tëj wërsëgam xam nga nee na kenn mënta téye wërsëgu kenn waaye wax naa sànq man la suñu borom dafa xam ne ñun gëm nañ ne am na wee wóoluwuñ ko daf ñuy seetaan ñu def ko neex. Assane mii tey jii mi ngi ni sol na jasineer am tax Assane am jasineer te aw ma ko day dem yàqal Assane ba Assane dootul mën a am jasineer ba tey yàlla am na de yàlla nga toog fee rek di xaar kenn du ko rëcc. allahu akbar waaye incha allah rabbi boo jokkoo ak taaliba Cheikh na dina la defal ubbeekukaay ci kattanu yàlla ak protection ba loo yóotu dina la yomb ci kattanu yàlla. jàngatu ubbeeku sax am na. loo xam ni gëm nga ni dina def ñetti weer. ci kattanu yàlla. ci jàngatu ubbeeku boo xam ni nit ko mën na koo sangoo. su ma la joxee sama sangat boo ko commencé sangoo demal nga def say démarche bu cangat bi jeexee te amoo bunt ñëwal ma delloo la sa xaalis. te du ma la jox cangatu 21 jours du ma la jox cangatu 1 mois samay sangat benn fan la juróom-ñaari fan ñetti fan. mais loolu est-ce que tënkoo ko ci cadre vidéo rek comme man nga ni dëgg la am na ñoo xam ne mun nañ la indi tëj sa wërsëg bàyyi la ngay tukki ñu yëg ko ñu dem ci sëriñ ne kii bëggatuma mu am dara. mooy li ma la wax sànq rek. ci nga dellu si waat seen biir day dëgër rek. am na ñoo xam ne moom seen biir day dëgër
seen mbir day dëgër waaye seen mbir bu dëgëree am na ay xeeti sarax yoo leen di defal ak ay xeeti ñaan yoo leen di defal suñ borom dina leen ubbil incha allah. d'accord jërëjëf léegi ñëw deux dernières questions bi wala ñu ci wàllu kàttan li jiitu moom jigéen daal tëj émission bi waxtaani ci wàllu sarax ak seet parce que loolu mooy forum maanaam da ngay gis jigéen ñoo xam ne dañuy seeg seen borom kër mais duñu dañuy bala ñu ñëw ci la jërëjëf maanaam ci ñaari question wàllu kàttan ak wàllu sëy jigéen cadre sëy nag dama ko tënk rek ci jigéen boo xam ne day seeg borom këram mais du yëg dara bànneex du ci am tus ak góor gi nga généralisé la parce que macha allah mën nga tënk yow góor gi nga xam ne day pénétrer mais du taxaw ak ki nga xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam mu yegg am na loo ci doon jàngale ñu soog a ñëw ci wàllu sarax ak seet njurum doom moom du ma ci wax fukki téeméer turandoo ak juróom-benn am na ko ku am bur problème njurum doom soo ko wooyee bu ànd ak ndogalu yàlla nag mu faj ko mais ci wàllu bànneex bi. xam nga bànneexu jigéen dafa soriwul jigéen da nga war a am toppatoo ci sa bopp des fois da ngay feebar nag am na feebar boo xam ne boo ko yoree maanaam doo yëg bànneex mais am na gàncax yoo xam ne boo ko jëlee dina la dimbali ba ngay yëg bànneex loolu feebar la dañ koy faj yaa ngi dégg feebar la dañ koy faj day dem ba ñàkk a yëg bànneex boobu ngay yëg bànneex day dem ba ci sa gémmiñ doo yëg lu neex lekk lu mu neex boo ko sexee du saf ci yow dara noonu lay demee ba booy sëy doo yëg dara lu neex loolu danga koy faj jigéen ju ko ci commencé sentir nag jugal nga dem faju ji parce que faj boobu faj bu naqari la dañ koy faj góor goo xamante ni moom bala ngaa tàmbali pare nga li koy indi dafa bari parce que xale yu góor yi léegi ak ñi ma ko war a wax dañoo ñeme foo ak di massibe seen bopp na ma yàlla jéggal ak yeneen ak yeneen waaw da koy indi yow léegi xale bu góor 25 ans ngay gis mun la mënuma dara du am jabar dara la bu ma toogee ak sama coro bu sama xel nekkee ci moom rek pare na. mais lan mooy indi taalibe Cheikh na bàyyi sa jabar mu tëdd ca kaw lal ba nga tëdd ca canapé ba gis naa ñu mu doon dal de di foog seen bopp ba jot seen bopp. la ilaha illallah. loolu rab da koy indi. loolu rab da koy indi. rab da koy indi feebar da koy indi. waaw. Mohamed écran laa nekk waaye. li ngay jàng nii dafa am li koy dund. rab da koy indi. feebar da koy indi. lu mu ci mënti doon da nga dem nga seet sa bopp nga faju waaw yenn yi nag moom am na yoo xam ne moom bànneexu bakkan la doomu aadama da ngay yar sa bopp soxna borom këram ko moom boo ko bëggee dem di tëdd ca canapé ba di ko dem nga dem ci sa soxna kenn terewu la ko boo demee ba nga xamante ni nag yow mii lii tayuloo ko nga dem seet sa bopp nga faju léegi ñëw ci côté sperme léegi ci côté sperme maanaam nee nañ am na manu yoo xam ne dafay oyof nga ni bu fekkee ne ndaw si dafa ñëw di faju ci man dama naan ko demal nga woo sa jëkkër mu ñëw parce que yow rek duma la xool ndax moom mun na am problème boobu jur na fi problème yooyu ba tàyyi jigéen bu toog 10 ans di faju alors que jëkkëram la manu bu oyof léegi ci côté sperme bi dem di sëg sa bopp noonu est-ce que nekkul loolee da koy indi maanaam ndox mi dam ameetu doole dootu ko amee parce que tout le temps yaa ngi génn lu bari di foog sa bopp am na ñoo xam ne mën nañ ko def ñeent yoon ci bés bi. dama ni loolu waxuma la sax ndox mi waaye sa awra ci boppam lay njëkk a yàq te lu yàq awra du fa bàyyi ndox day dem ba sa mbir mi dootu taxaw wala yow di nga sant ni góor nga mais doo mën dara yaa ngi dégg waaye loolu lépp comme li ma la wax rek feebar la da ngay faju am na yoo xam ne kenn waru ko yar ci boppam soo ko gisee ci sa bopp da nga xam ne lii naturelul warul bokk ci man nga dem faju ji ku noppee màgg doon sa magum bopp ba loolu passé maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. produit bi la ñuy wax ñu tëj émission bi defal naa produit bi émission bi des na taxawal bul yàkkam di yootam produit bi jigéen ñi ko soxla ak góor ñi ci wàllu kàttan ak ñàkk a yëg bànneex parce que loolu la ñu wax nga tëj émission bi ak wàllu sarax. produit baa ngi nii bii nii day yokk ween di yokk hanche di yokk aussi partie intime ak fes pour jigéen ñi la bii pour góor ñi la day dëgëral sa awra te day tax yokk sa bànneex day tax doo gaaw a pare incha allahu rabbi waaw sarax moom dafa baax ci nit Mohamed sarax moom même boo seetluwul demoo ci sëriñ war nga suba soo xëyee bu dee ñetti bekk suka sax nga génn ma xam borom xam-xam yi nee nan borom xam-xam yee ko wax de day yokk fan day yokk wërsëg day leeral yaram day tax ñu bëgg la sarax li muy dafa bari sarax li muy dafa bari même bu dul da nga dem ci taalibe Cheikh na di ko seetal ma sax war ngaa génnee sarax waaye war nga boo toogee nga dem ci koo xamante ni yàlla moo bindu te yamalewul xëj na noppam ak bëtam dina yegg foo dul gis mu xoolal la wax la li gën ci yow nga def ko yàlla may la jàmm wasalaam waaw yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi suñu réew mi yal na fi yàlla def jàmm
yàlla nañu yàlla may xéewal yàlla nañu yàlla may juboo ak ànd yaa ngi dégg lépp lu ñu ñaan suñu borom mu may ñu ko ci suñu réew wasalaam. Macky Sall maa ngi lay nuyu sama xarit nga soxla naa audience bi nag président soxla naa ko de audience bi laa maa ngi maire bi ñu ànd mais soxla naa la président Macky Sall yow sama xarit nga man li ñu joxoon du ma ko wax yow sama yow la fi yàlla teg yow laa soxla jërë ngeen jëf.